L'ESTM, l'école des ingénieurs et des spécialistes du management de référence en Afrique, vous invite à ces journées portes ouvertes les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h dans son campus situé sur l'avenue Cheikh Anta Diop en face de l'hôpital Fann. Vous êtes nouveau bachelier et vous ne savez pas quelles études choisir après le bac? Vous êtes étudiant et vous cherchez une licence ou un master dans les métiers du numérique, du management ou des énergies renouvelables, ou alors vous êtes parent et vous cherchez une école supérieure de qualité avec des diplômes reconnus pour votre enfant? Rendez-vous les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h pour découvrir l'ESTM et ses filières de formation. Pour toute inscription durant la journée du 17 novembre, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 50% sur les frais d'inscription. De plus, 5 bourses d'excellence seront également offertes durant ces 2 journées. Pour plus d'infos, appelez-nous au 77 351 3807 ou au 33 825 28 89. asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ponk yi ci gën a fës mbëkk mi ba léegi rek faaw ñi ci jot rëcc ñu taxawu leen waa kër docteur ba seen xel dellu si waat waajuru ñi faatu moom ñu taxawu leen bu baax a baax mu di ab sàkkuteef bu tukkee ci ndaw yi nekk ca département bu Mbour ca Ngaye Mékhé maire ba di ñaax ñëpp ñuy yëngatu ci njàng meeg njàngale mi ñu dugal seen loxo bu baax a baax ci ñaax ndaw ñi ñu bañ a jël gaal yooyu le toog ci réew mi ndax ci diwaan boobu ba léegi am na ay ndaw yuy jël gaal yi di faatu ci géej gi. liggéeykat yu CSS di compagnie sucrière sénégalaise mer bay futtu la ñuy ñaawlu mooy importation fraude lu toll ci juróom-ñaar fukki junni tonu suukar ñañ cay joxoñ baaram tuuma ñu ne ay jaaykat lañu lëkkaloo ci loolu le ak yenn agent yu nekk ca ministère du commerce. beneen ponk ci xibaar yi muy daay yeeg yàqu-yàqu yi ñuy amal rawatina ca zone sylvopastorale ba fa ñuy yaree jur gi ngir xeex lu ni mel am na ay pare-feu yu ñu taxawal ci ay communes yu bëri ca diwaan ba yooyu le kilifa yi di woo askan wi ñu gën a yeewu ci loolu def ci seen wàllum tàggat yaram football maître Augustin Senghor moom candidat la ci présidence CAF confédération africaine bu football moom mi jiite fédération sénégalaise bu football siiwal na ko tey jile ci ab ndaje bu mu doon def ak taskatu xabaar yi loolee lépp tënk la mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziare di leen dalal jàmm ci télévision Futurs Médias immigration clandestine muy mbëkk mi xale yi jël gaalu looco yi di wutali ji wër Europe te di faatu lu bëri ci géej gi plateforme bi ñu naan stop immigration clandestine nekk ca Nianing département bu Mbour ñoom la ñu xamle mooy ñi rëcc ci gaal yooyu la soxla nañu waa kër docteur taxawu leen ba seen xel dellu si waat ñi ñàkk seeni doom ci géej gi it faaw état bu Sénégal jàppale leen taxawu leen bu baax a baax ñi bokk ci plateforme boobule am na beneen liggéey bu ñu sóobu mooy def ay avis de recherche ci internet bi xarala yu bees yi xale yi ñu ne dañoo jël gaal ndax amul fu ñu leen gis seeni mbokk mën leen gisaat bu fekkee desuñu ci géej gi Adama Diallo lañ ciy déglu moom mooy coordonnateur plateforme bi ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. plateforme bi mooy par rapport ak situation bi am nii ñu yëngu ci mbir moomu assister ñi nga xam ne dañoo ñëw comme nekk ay victimes en plus aussi ñu sensibiliser jeunes yi ci wàllum yoonu immigration clandestine bi ak danger yi mu am yëpp voilà donc am na lu ñu jot a defagum par rapport à ça donc ci loolu lañ nekk ba léegi nii lu ñu defagum mooy dem nañ rencontrer la directrice de l'hôpital de Mbour ñu waxtaan ak moom ci xool ñoom nan lañ mën a apporter comme soutien ba ñu waxtaanee ba pare donc dem nañ ñu andi ay solution ñu def benn formation ñu wàcc sur le terrain dem ci victime yi waxtaan ak ñoom lu ñu soxla comme assistance psychologique mais aussi assistance sociale ñeneen lu ñu jàppagum ci xale yi fi ñu ñàkk seen bakkan lim bi war na yegg fukk ak li ñu xamagul parce que ba léegi nii am na ñoo xam ne tey jii xamaguñu ñoom ci ban situation lañ nekk xamaguñ ndax yegg nañ wala yegg donc loolu tamit ñu ngi ci développé benn
benn site web boo xam ne ñi nga xam ne tey jii xamuñ si lan lañ nekk ñu ngi publier seeni photo ba xam nañu lañ fexe ba mën a trouver ñoom exactement ci ban situation lañ nekk. ba léegi ci ponk boobule ak région de Thiès rawatina Ngaye Mékhé am na ay ndaw lu ci mel ni ay élèves wala sax ay artisans ñoom ba léegi it ñu ngi wéy di jël gaal yooyu lee ngir wutali ji Europe ba tax maire bi yëkki ci ay kaddu di ñaax jàngalekat yi waajuru ndongo yi ak képp kuy yëngatu ci jàng mi ñu ñaax xale yi ngir ñu bañ a jël gaal yooyu lee toog ci réew mi eggali seenub jàng gëm ni mën nañu fee tekki mu yëkkati kaddu yooyu lee ci benn cérémonie bu mu doon jébbal ay fournitures scolaire yenn ci ay école foofu lee dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop say laatiya élèves yi ak artisans yi nga xamante ne nag jamono yi nag dañoo dëddu l'école yi fii ci Ngaye Mékhé di jël gaalu looce yi di dem bitim réew loolee la ñu bëgg mu dakk meeram Ngaye daje woon ak jàngalekat yi doo leen gën a ñaax ngir ñi gën a dàbbali taxawu njàng mi ndax élèves yi mën a toog fii jàng mën fee tekki. En commençant par l'inspection, les directeurs d'école, les enseignants, les parents d'élèves, nous souhaitons di ko doore ci inspection bi ci wàllu njàng mi parents d'élèves yi jàngalekat yi ak askan wi nekk ci quartier yi ñoom ñëpp nañu sensibiliser ndongo yi nañu toog ci l'école yi jàng ndax xale moom mooy mujj doon mag te mën nañoo toog fii jàng am seen i jaase tekki ëllëg moo gën ñuy yëg ci gaal yi di dem bitim réew di fa ñàkk seen bakkan. Que ces enfants que vous avez en encadrement puissent prendre le relais demain. moom sax ci jëmmi boppam nee na jamono yi lu jëm ci wàllu koom fës na fi lool fii ci Ngaye Mékhé artisanat bi daanaka mën naa dundal ndaw ñi liñ ci war a def rek moom mooy nguur gi jàppale artisanat bi gën a suqaliku ndaw ñi mën fee toog. Aujourd'hui, Mékhé est très connu en tant que centre commercial et capitale de l'artisanat du Sénégal, c'est bien, mais je peux vous affirmer que Ngaye Mékhé est encore connu. meeram Ngaye Mékhé nag jël lu toll ci fukki millions ak ñaar jagleel ko nag jàngalekat yi lu jëm ci wàllu fourniture scolaire yi ñu mën koo tas ci école yi nekk ci Ngaye Mékhé gi yëpp. jërëjëf Cheikh Anta Diop ñu wax ci leneen muy liggéeykat yu CSS di compagnie sucrière sénégalaise usine ba ñuy wala boo kër ga ñuy defaree suukar fële ca Richard Toll dañoo mer bay futu ndax ñu ne suukaru fraude bu dugg ci réew mi xayma gi toll na ci juróom-ñaar fukki junniy tonnes te marchandise boobu amul kenn ku ko fi dugal lu dul ay commerçant ànd ci ak ay agent yu ministère du commerce loolu la ñu wax ñoom ginnaaw assemblée générale bu ñu doon amal liggéeykat yooyu la di fàttali na bëri na ay borom kër yoo xam ne boo moyul ñu ñàkk seenum xëy ndax jafe-jafe yi ñuy dund dañ ci déglu ki yore seen kàddu di Cheikhouna Naxam ci micro Ousseynou Diop. ak sunu sutura nekk fii si biir compagnie sucrière donc du ñu nangu benn trafiquant wala benn bandi wala benn délinquant boo xam ni dafay ñëw di fooyee sunu bakkan mais également di fooyee sunu avenir u njaboot nun ñi nga xam ne nun nooy borom kër yi nga xam ne noo nekk fii di suturloo si compagnie sucrière du nu bëgg trafiquant yu mag yooyu délinquant yu mag yooyu ànd ak seeni lobby ànd ak le ministre du commerce ñu arrêté falsification ak manipulation yi nga xam ni ñu ngi koy def si dépôt yi ba jural nu tey sucre bi nga xam ni moo nekk tey si suñuy magasin te nu commencé bërki démb campagne mënuñu ko écouler sur le marché donc du nu ni bandi yooyu nu ñu arrêté nee naa leen ñoom su leen jaralee benn nun jaral nañu téeméer nun liggéeykatu compagnie sucrière nee nañu képp ki nga xam ni wokk nga nu rek daan la xuri moo tax yéen ñëpp noo ngi leen invité samedi bii di ñëw daañu organiser fii si biir Richard-Toll une marche départementale que ñu am autorisation wala ñu bañ am autorisation parce que dafa doy. beneen diwaan ak yeneen jafe-jafe muy zone sylvopastorale fa ñuy sàmmee jur gi foofulee daay yi ñoo leen la jël 8 tere nelaw askan wi ba tax na am na ay pare-feu yu ñu fa taxawal ngir fexe ba daay yooyu lee dak fa lu ci mel ni ay communes yu Labgar wala boog sax nag bu Tessékéré maire yi di wooy it askan wi ñu gën a taxaw ci loolu le jëwriñ bi ñu dénk wàllum environnement alam gi daal dinay door programme pare-feu ngir fexe ba ñax wi jur gi di dundee ñu mën koo sàmm bu baax a baax reportage ca wàllu woowule Mouhamadou Moustapha Ndiaye ak Omar Ka bi jeexee ak léegi dañu seetlu ne fii ci zone sylvopastorale daay yu bari mi ngi fiy tàkk looloo tax askan wi ñi ngi jéem lu ne ngir xeex ak daay yooyu. nag yàlla si mënul taw yu am solo ren ñuy sàggan ba ñax mi di naax saay ci safara donc loolu vraiment càggante weesuwul lool di ubbi nag ay kilomètres pare-feu yu bari maanaam à peu près fukki kilomètres pare-feu par jour en moyenne loolu mu nekk lu am solo. muy xeex boo xam ne nii ñëpp ci war a jàpp. appel bi may lancé ñax bu ñu am seen njëriñ la
seen am la booy kee sa kër nga wax kóolëreen safara bi bu sa sàmm kee nga topp ko nga wax ko bul yóbbu safara loolu mooy sensibilisation parce que ñi tug ak leneen parce que lu xam ne day yàq lépp loo gis mu ngi yàq am na lu koy defar nit nag warul kool teraanga mu ngi yàq diti continuer. beneen mbir bi muy l'aspect sensibilisation rajo communautaire baa ngi fi suba su yàlla sàkk ñuy def seen i ay émission di jéem a sensibiliser nit ñi donc ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy màngaan yi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xamal leen ne su fi ñax amutoon ñoom duñ fi ñëw donc nañ fexe ba suñuy dem tamit di continuer feneen nañ fexe ba fay safara yu ñu doon toggee waxtaan ak suñ mbokk chauffeur yi nekk ci sa oto yor sa mégo cigarette tux ba pare sànni loolu yaakaar naa ne day créer ay jéye. ministre bi nga xam ne ni moom leen dénk wàllu alam gi doon amal tukkim nemmeeku fële ci dolli ngir tijji pare-feu yi moom nag xamle na ne fii ci Sénégal amagum nan 26 daay yoo xam ne tàkkagum nan mu lakk 5 ak 400 ak juróom-ñeent fukk ak benn hectare ci am ñax. ministère de l'environnement et du développement durable équipe am yëpp ñu ngi nekk en état d'alerte. hivernage bi jeexee ba léegi enregistré nañu au Sénégal près de 29 feux de brousse ñoo xam ne jot nañu lekk lu toll nii 5491 hectares. fii léegi gis ngeen ñu ngi ubbi benn pare-feu. au total ubbi nañu lu toll nii 375 kilomètres de pare-feu ci biir ranch bi. lu soriwul foofu le Louga ak KMS 3 Kër Momar Sarr fexe ba usine boobule ngir ñu gën a mën a tasaare ndox ci réew mi état bu Sénégal investir na ñu ne lu toll ci juróom-ñeenti milliards ci sunuy xaalis ngir amal fa benn ligne haute tension bu 90 kilovolts ñu ne loolee ngir fexe ba usines yi mën a am courant bu doy mu bañ a dakk ngir ndox mi mën a gën a tas ci réew mi raccordement bi dañ koo def jëlee ko fële ci poste bu Sakal reportage Thierno Fall. nga xamee ni si mi ngi bàyyeekoo fii ci poste bu Sakal wutali Kër Momar Sarr lenn la ci liggéey yi nga xamee ni si mi ngi am ci projet KMS 3. projet KMS 3 dañuy jël 200 000 mètres cubes ci ndox yóbbu ko Dakar ak région yu muy traversé pour ñu yóbbu ko il faut mu am usine la ñu koy tabax ak ligne bu koy alimenté ak canalisation yu koy yóbbu ndox mi. canalisation yi posé nañu ko ba pare léegi pour usine bi mën a dox il faut courant bu ko alimenter. ligne haute tension bi nag liggéey bi yemb na ba ñu jokkale ko poste ba nekk ci Kër Momar Sarr fi mu toll nag dara desul lu dul daal di koy alimenter ci diir bu néew. mooy été bi mujj pour ñu jeexal projet bi pour ñu mën a alimenter sunu usine bi yu de Kër Momar Sarr en électricité lii mooy la dernière étape. ligne haute tension bi nag day tax ba foofee ci Kër Momar Sarr am courant bu doy ba nga xamee ni rek usines yi dinañu mën a fonctionner 24 heures sur 24 ca duñu am benn coupure courant. ba fii suñu usines yi moyenne tension moo koy doxal ligne boobu dañ ko bokk ak ñu bari ak dañ ko bokk ak yeneen usagers moo waral ñu gouvernement bi si ndigalu président de la République. ministre bi ñu dénk ndox sas ñu ko pour jël aussi lu tollu si juróomi milliards ak ñeent si suñu xaalis ñu tabax si ligne haute tension bu bees bi. liggéey bu ñeel ligne haute tension bi nag ñu ngi ko xayma ci suñu koppar lu toll ci juróom-ñeenti milliards nguurug Sénégal dénk ko kër gii di SONES nga xamee ni boobaak léegi mi ngi ci ànd ak ay partenaires am ñu ci mel ne waa Sénélec. mbay mi yóbbu ñu fële ca diwaanu Tambacounda ak ay baykat yu taxawal benn kuréel ñoom ngir fexe ba boole seen doole ngir bu ñu bayee ba noppi jafe-jafe ñi faral di dund ñu bañ a am muy lu ci mel ni jël seeni pepp yooyu le di ko saam di ko bokk di ko saam ci luuma yi wala sax nag di ko jël di ko yóbbu biti réew ñu ne loolee la ñu bëgg mu dakk ba tax ñu amal seenu kuréel googule financement it nekk lu mën a yomb ca ñoom reportage ca Tambacounda Moussa Oumar Gueye Amadou Diédhiou.
saafara ci lenn ci tolof yoo xam ni saa su ne bu demoon ba campagne commercialisation gerte gi jot dañuy daan am ay jiixi jaaxa fu ñuy jëlee ay financement ngir nag daal di mën a jublu ci wàllu campagne commercialisation gerte boobu laata kon ñu koy mbapat ci luuma yi ak leneen lu ni mel ak itim yeneen i jiixi jaaxa yoo xam ne dañ koy saytu saa su ne ci lu jëm ci wàllu mbay mi tax na nag fii ci Tambacounda ñu daal di fi sos benn kuréel bu ñu naan collège des opérateurs agricoles di yëngu ci wàllum jiw ak yeneen yu ni mel. liggéey jàppale béykat bi su suuf mu am jiw mu am engrais yaa ngi dëgg bu baax encadré ko jëndaat lu mu béy yaa ngi dëgg joxewaat ko ñun loolu mooy suñu liggéey te loolu suñ koy def il faut que tey jii ñu ànd nekk benn. soo xoolee su wàllu jiw tey 73 33 mi ngi réer tey suñu organisé wul dem dëkk dem ci seen teg waa ISRA fexe ba nga xam ne suñu station Sinthiou Malem parce que Tamba am na ñaari station mais tey jii loolu bu mu amee ba léegi amul kenn ku ko jëfandiku. enjeu bi ñuy gën a dëkku nag fan yi mooy que tey jii fexe ba nga xam ne tey jii gerte béykat yi ñu jëndee ko anam bu gën a sell mooy que tey jii lu état bi fixé te ak lu prix au marché am ñu mun koo jëndee béykat bi. ren ci nag li ñu saytu ci wàllub nawet bi mun naal di taw bu am solo waaye itam ba tey ñu saytu ni lu jëm ci wàllub jiw bi amoon na solo lool ñu jàppale leen bu baax ci wàllub l'engrais tax na fi mu ne nii yaakaar daal di am ni bu ñu deqee ba noppi li ñuy séntu nag ren dana doon loo xam ne ëpp na li ñu xam ne bayoon nañ ko ba góob ci at yu ñu weesu. jërëjëf Moussa Oumar Gueye fan la réewu Sénégal toll ci mbas mi jamono jilee ñu ne nag ci juróom-benni téeméer ak juróom-ñett ci ay test yi ñu def daanaka juróom-ñett yi la ñu gis ni ñoom ñoo am jàngoro gi ñaar ñi mooy ñi ministère de la santé doon topp ñaar yi nekk cas importé ñeent yi ca des nekk cas communautaire am na benn nit bu faatu ci bilan bu mujj bi ñu taxawal ñetti nit sonn nekk Sowétas ñu ne juróom wér ba ñibbi seen kër ñi ñu nekk di faj nag yokk nañu boo koy méngaleeg xayma semaine gële weesu ndax ci bilan bu mujj bi ñu ngi toll ci juróom fukk. fexe ba dem beeg dikk bi ci suuf si mën a yomb diggante Sénégal ak Gambie looloo waral njiitu réew bu Gambie Adama Barrow door liggéey defar tali yoon bi jógee Kawur dem Simbara ba ci frontière bi ak Sénégal ci lu toll juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci kilomètre mu di ab xibaar wala liggéey bu am solo ci askanu ñaari réew yooyu ndax ñoom ñooy faral di jaar ci yoon yooyu lépp liggéey bi ñu ne dinañ ko amal ci diiru benn at ak ñeenti weer dañ ci ànd ak Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp. ci ay xumbute ak mbooloo mu takk jóge ci suufu ñaani jaa teewoon tegu xeer bu njëkk ci diggante Kawur Jimbala ba ci frontière Sénégal nekkoon jafe-jafe lool ci dem ak dikk bi ci diggante ñaari réew yi président Adama Barrow ne tënd woowu génn nañ ci lëndëm dugg ci leer. ñaani ngeen sanjaar na ngeen xam ne ci pax bi ngeen nekkoon fi mu nekk nii di ngeen génn ci pax boobu moom ba mu nekkee gune gu tuuti ñu ngee jooy yoon yii moom nguura mu ñëw ñeneenti at ñu ngi nii di liggéey yoon bi. yoon yooyu war a nekk goudron toll ci juróom-ñetti fukki kilomètres ak juróom-benn président Barrow di xamle ne koppar yi ñu ci dugal jéggaane wuñ ko fenn lu may ci koppari réew mi. président Barrow ne dafi jëlee nguur gi 2017 xaalis bi daan kasaare si pasare ñu bàyyi loolu mu ne nguur gi rek amoon ay compte banque yu bëri waaye compte banque yu bëri yooyu leen yëpp dama ko ñëw tëj ko def ko benn buntu place yi daan sàccee di karabaane yooyu leen yëpp ñu tëj ko démba su weer deyaan luy passé juróomi téeméeri million li nguur gi daan am waaye tey su weer deyee nguur gi li mooy dajale ci xaalis daf dee dem ba dundee millions yi dalas dafa mel ni am-ami réew mi lem ko naa mooy ñooy jël ci weer bi looloo tax tey njëriñ lii ñu mun koo am. liggéey yoon yooyu ñu ngi ko war a amal ci diir bu gàtt bu ñu sukkandikooti nag waa CSC compagnie bi ñu dénk wàllu yoon woowu. We will mobilize all the necessary equipment, material and highly skilled manpower to make this one, and it will be delivered in 16 months. yoon woowu jóge Kawur Jimbala ñoqali ba ci frontière bu Sénégal dina gën a yombal dem beeg dikk bi ci diggante ñaari réewu doomu ndey yi di Sénégal ak Gambia. xibaaru politique ak kaddu Abdoulaye Baldé yi nekk maire bu Ziguinchor moom mi ngi wax ci nit yi jàpp ni war naa xoolaat boppam xoolaat it àndandoom ak président Macky Sall ginnaaw remaniement bu mujj bile boolewu ko ci dara nee na ñëpp ñiy xalaat loolu le dafa mel ni xamuñu ko bu baax moom Abdoulaye Baldé mi jiite UCS doon teew ci benn assemblée générale ordinaire bu partem nee na Ziguinchor la mu koy dencal moo dàq ëllëg dañuy déglu Abdoulaye Baldé ci micro bu Bakar Diassi ak Lamine Mondiang. sant yàlla
Par conséquent, ceux qui pensent que képp ku jàpp ni dama war a jox gannaaw Macky Sall ndaxte bokkuma ci benn gouvernement ma ngi leen di wax ni dañu ma dese xam fan yii rek laa toog ak Macky Sall waxtaan ak moom waxtaan bu yaatu waxtaan ci li nga xamante ni mën ma ko wax fii ndaxte man homme d'état laa waaye ma dénk leen ni man de bokk naa ci ñi nga xamante ni Macky Sall ñoom la gën a wóolu man day rëccu benn yoon li ma ànd ak moom. J'ai la pleine confiance du président Macky Sall. Je ne regrette pas de l'avoir accompagné. Si c'était à faire, je l'aurais refait. Parce que je l'ai fait pour les aides. su ñu ma laajoon léegi ba xam war nañu àndaat ak moom ma ne leen waaw nañu ànd ak Macky Sall ndaxte dama ànd ak moom ngir suñu njëriñu Tivaouane ànduma benn yoon ak Macky Sall ngir doon ministre te wax dëgg yàlla fi ma nekk nii maa ngi liggéeyal suñu réew ndaxte man maa jiite commission énergie et ressources minérales bu assemblée nationale waaye bu soobee yàlla di ngeen gis ni semaine bii di ñëw wala semaine yi ñu jëm ay coppite nañu am ngir suxat suñu dëkk waaye suñu Tivaouane. Pour le développement de notre ville, pour le développement de notre région. Aminata Touré ginnaaw ba mu bàyyeekoo ci bopp conseil économique social et environnemental ay ñoñam maanaam ñu koy jàppal tànk nekk ca diwaanu Kaolack ne jamono ji moom képp la ñuy déglu ci ëllëgëm ci wàllum politique moo xam ndax dafay woy ba léegi di ànd ak président Macky Sall wala da koy bàyyi lépp lu mu jël ci dogal ñoom ñu ne ñu ngi koy xaar ngir jàppale ko dañ doon amal jàkkaarloog taskatu xabaar yi Ibrahima Diame Faly Gueye ca Kaolack. ak mbettel biñ ne kon moom lañu am ci ni ñu jëlee seen leader bi di Aminata Touré ci boppu conseil économique social et environnemental kon mu ngi feeñ seen kanam yi ba tey teewul ñi koy jàppal tànk fii ci diwaanu Kaolack ne moom la ñu àndal tey moom la ñu àndal ëllëg. parce que dégg nañ ko keroog bi muy jógee conseil économique di fa quitté muy wax que ne engagement pour Sénégal jeexagul. que dina servir bëgg na servir le Sénégal jusqu'à son dernier souffle ñu koy xamal ne ko ñun waa Kaolack pare nañ pour accompagner ko ci yoonam boobu mu jël du ci wéet mukk dinañ ko ci jàppale gunge ko ci ba lim ci bëgg rek yàlla defal ko ko incha allah. Aminata Touré nag fukk ak juróom-benn weer rek la jot a def ci boppu conseil économique social et environnemental laata njiitu réew mi di koy remercier fi mu toll nii nag li ñëpp di laaj ndax moom daa war a jël ay responsabilités am doxal yoonu boppam ci wàllu politique ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy jàppal tànk de nee nañ moom rek la ñuy déglu. waaw kenn mënul xam la ne ca xelam ñun ñii di ànd ak moom sax mënuñ laa wax lan moo ne ca xelam ndaxte moom mooy jël décision yam ñun dañ koy accompagner rek. lu mu wax rek ci moom la ñuy ànd bu fekkee ne la ngay wax ca loolu la bëgg ñu ànd ceeg moom rek. moom Aminata Touré nag depuis bi mu defee passation de service maanaam jébal lenge yi kenn déggatu ko mu ngi ne tekkaaral àndandoom bi nag di ñu xamal ne mën na am dootul yàgg dara mu génn wax ak sénégalais xamal leen yoon bi mu nar a jaar ngir doxal ay mbiram ci wàllu politique. ginnaaw politique tàggat yaram ni leen ko doon junjee sànq football ak maître Augustin Senghor mi fas yéene mi bokk bëgg a jiite confédération africaine bu football di CAF moom mi président fédération sénégalaise bu football siiwal na ko tey jëlee ci ab conférence de presse déposé ne candidature am élection président bu bees bu CAF dinañ ko amal ñu ne fukki fan ak ñaar ci weeru mars atum 2021 fële ca Rabat ca Maroc juróom lañu nemmeekoogum ci ay candidat lu ci mel ni président sortant bi di Ahmad ci commune bu Ngith foofu maire bi nag dafa profité ci benn final match de football ngir ñaax xale yi ci li xew jamono jile mu di mbëkk mi waxtaan na ci lu bëree bëri ne faaw xale yi nag bàyyi loolee ñuy def di jël ay gaalu loocoo di jéem a dem ca Europe di ci ñàkk seen bakken ginnaaw benn final football la woon ca village ba ñu naan Thiarène Ousseynou Diop ak Habib Seck lañ ci àndal. national bi nga xamante ni moom la ñu doon amal ci diwaanu Thiarène ñu teg ci 1 minute de silence ngir xale yi nga xamante ni dañu doon dem ci Espagne te mujj faatu ci yoon bi ñoom yi nga xamante ni ay immigré la ñu woon wala boog ñu doon jéem a def mbëkk mi ñu dellu si leen ànd ak meeru dëkk bi ñaax nañu ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi ngir immigration clandestine bi ñu buñ ko xalaat. ku ne xam ne immigration la fa nekk tey dañuy souffrir man xam naa si dara moom laay dund dañuy souffrir te souffrance boobu mën na jeex. maa ngi sama résidence ay at tubaarkàlla mais dunduñu loolu li ñu dund mooy lu suqali waalo. ci seen i kàddu yeneen xale yi nañu bëgg dem ci tugal loolee waru leen dal ndaxte ci diwaanu waalo ndox maa ngi fii
suuf saa ngi fii te itam ñu bay ko mën ci am dara loolee lu mën a nekk la. 1800 hectares délibéré na ko ci kaw léegi nag li nga xamante ni moom mooy suñu jafe-jafe mooy li fa yóbbu ndox bu ñu amee ndox commune ñi man li coow liy bare amul kenn koo gis koo xamante ni dañ ko gis ci géej gi tey ci tey. kàddu meeru dëkk bi junni ak juróom-ñetti téeméer ci ay hectares ñu ngi fi tëdd te kenn bayu ko tax moom it mu daal di yëkkati kàddu jëmale ko ci nguur gi jàpp ni kon dafa war a jàppale ndaw yi nekk ci wàllu. fu ndox man dem nañu ko fa yóbbu xale yi toog liggéey suñu ko yóbboo man ko aménagé daañu ko liggéey suñu ko mënul aménagé ñoom daañu def seen góorgóorlu liggéey kon li ñuy lancé appel rek président dimanche rek maa ngi ki koy wax dama ni président na bàyyi xel ni xale yi li leen fii téye mooy liggéey bi nag mooy suuf seeg ndox mi. fii ci Thiarène nag lañ doon amal final bu ni mel ngir xale yi ñu mën leen a ñaax ñu toog ci dëkk bi seeni mag yi nga xamante ne ñoo nga nekkoon ci tugal doonoon émigré wala boog ñu dellu siwaat leen ñoom daan na leen di ñaax ñu mën a toog ci réew mi ngir mën ko liggéey. ñu wax ci ab ancien footballeur bu nekk fële ca Nigéria ancien milieu de terrain international di Christian Obodo moom nag ñu ne ay nit yore ay gànnaay ñoom ñoo ko sàcc niki démb dimanche ci diwaan biñ naan Wari état du Delta loolee la ñu xamle police ci jamono ji mi ngi def kéem kàttanam ngir fexe ba mu dellu ci ay mbokkam moom nag du guléet ci atum 2012 sàccoon nañ ko it laaj ab rançon maanaam koppar ci jamono jooju mi ngi tolloon ci 149 000 euros moo di koppar gi ñu laajoon ngir mën koo bàyyi moom footballeur boobu dellu si waat Sénégal ak beneen discipline muy bëre lamb passation de service diggante ancienne équipe wala boog ancien ki jiite woon CNG bi di Aliou Sarr ak Ibrahima Sène amal nañ ko tey jile moom Ibrahima Sène ñu gën koo xam ci Bira moom moo jiite léegi CNG ñu wëy jàll ci li yëgle kay xëyee tey jile Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf mbëkk mi borom mbégte mi di sang bu tedd ba ca Touba bégul ci xewit bi ubbi l'Observateur démb ci dimanche bi yéenekaay bi nee nañu ci la Cheikh Bass Abdou Khadre mi yore kàddoom jottali waa réew mi ay kàddu yu bàyyee ko ci xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou jëm ci li xale yi xewal mu di mbëkk gaale loo coy wutali bitim réew ne Barça wala Barsaq Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ne xalifa bi sant na ñiy jël gaale ñu bàyyi ko teg ko fi suuf ndax li ñuy def xaru la nee na ndaw ñi dellu si seenum xel dellu ci yàlla te bañ a yàkkamti baa ñuy bëgg lu suñu borom dogalul ci ñoom anki dina kay nañu lu jëm ci mbëkk mi xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou sàkku na ci ñu koy def ñu teg ko ci suuf démb ci la ndigali jip yéenekaay bi nañu Cheikh Bass Abdou Khadre mi doon jottali ndigali xam le ne ca déclaration ba ne am na benn dëkk boo xam ne ñàkk nañu ci mbëkk mi lu mat 20 doomi aadama te ñoom ñëpp ay taalibe lañu mu di lu mitti Sud Quotidien nañu Touba sàkku nañu ci ndawi réew mi ñu dakkal gaal yi ndax loolee xaru la Vox Populi mi tuddee ndigali fatwa dolli ñu ci ne xalifa général des mourides nee na Barça wala Barsaq dafa aram ndax bëgg a dem bitim réew mu jaral a dugg ci gaal nga ne yegg baa faatu xamal ne boo ca faatoo dangaa xaru réew mi Quotidien nañu sëriñ bi wax na ne ku dem ci gaal yi ba faatu ca sawara nga jëm ndax dangaa xaru te ko xaru sawara nga jëm lu jëm ci immigration clandestine di mbëkk mi ak ni mu mel ci réew mi fan yi la Sénégal nañu moo waral xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yëkkati kàddoom di wax ak ñi koy def yee na leen yedd na leen xamal ne leen ba noppi digal na leen libération nañu ca Kébémer ñoo ngi jooy seen fanweeri doom ak juróom-benn yu demoon ci gaal gi seen gaal ga suux ci waxi gànnaar yi journal bi dellu siwaat it ci ndigal li bàyyee ko ci xalifa général des mourides di sàkku ci askan yu ñu dakkal mbëkk gi di immigration clandestine gi keneen ku wax ak ndawi réew mi ngir ñu dakkal mbëkk mi di immigration clandestine libération nee nañu moo di Youssou Ndour nee na ndawi réew mi ku mu neex mën ngaa tukki kenn terewu ko kenn waaye rikk waaye bu ngeen koy def na jaar ci yoon bu leen jëli gaal loolee moom bu leen ko dara jaral lu ko jara ko jar Le Quotidien xëy nañu xamal leen jiital conseil économique social ak environnemental bu bees bi di Idrissa Seck ak notaire bii di maître Nafissatou Diop Cissé ginnaaw juróom-ñaari at yu ñu réeré woon mujj nañoo gise ba ginde ko Idrissa Seck moo demoon këram doon ko jaale yaayam ji génn àdduna maître Nafissatou Diop fa la waxee ne yaayam ja ca Barsàq moo ko ne woon bul songati mukk Idrissa Seck Nafissatou Diop notaire ne bi ma waxee loolee ci laa jël dogal ne kenn du ma déggati mukk ma yox lu ñaaw ci Idrissa Seck moom Idrissa Seck journal Le Quotidien nee nañu ca jotaay ba leeral na fa ne bi coowal chef de l'opposition bi jugee ci réew mi ñu di ko mbamb ak di ko jaaba jonge Macky Sall ci boppam moo ne mën naa ci génn ñu génn ci Le Quotidien dem ci Libération fekkaat ko fa moom Idrissa Seck ma nga fay wax ne ñiy ŋàññ ak di dingat sa moom ànd ak Macky Sall ñooñee réew mi ñoru leen seen intérêt bopp moo leen tax di wax seen intérêt bopp leen tax a jëkk seen coow bari na jalt ji bari na waaye ñiy wax ñëpp amu ci kenn koo xam ne dab nañu ci wëq ci xët mu njëkku Soleil national kaddu président conseil économique social
social ak environnemental di Idrissa Seck nee na fa complicité mu di neexoo gi amoon sama diggante ak Macky Sall te dakkoon ñëwaat na moom Idrissa Seck ak Macky Sall retrouvé waat nañu seen complicité ba ki mu séddul ab yóbbal moom Idrissa Seck La Tribune nee nañu moo di waa ji di Tahirou Sarr ma ne woon secrétaire national parti Rewmi démissionné na nee net élection présidentielle yi ñu génn Idrissa Seck jaayoon na ko Macky Sall laata ñu cay yegg mu ne li tax mu wax ko moo di moom Idrissa Seck keroog ba ñu ko falee président conseil économique social ak environnemental ba muy defub déclaration ci la ñu ko dégg ci làmmiñu boppam mu ne moom Macky Sall fukki weer ak juróom a ngi ñu koy diisoo ak di ko waxtaan Khalifa Sall ak Ousmane Sonko lan la ñuy diisoo ko waxtaan source wa nañu en tout cas ñàkkul lu ñuy wàcc ab lëngoo mu di alliance ci diggante parti Pastef bu Ousmane Sonko ak taxawu Sénégal bu Khalifa Sall kuy bu séntu ko ci élection locale yi ñu jëm lu jëm ci ay mbiram moom meerum Dakaaru ba woon di Khalifa Ababacar Sall ak ni mu yëngoo temps yi ci wàllu politique l'observateur mi ngi ñuy leeralal li ko lal li Khalifa Ababacar Sall di waajalal nguur gi ak it la ko ca nar a gàllankoor lépp l'observateur mi ngi koy faram-fàcce président Habib Niang dal na ci ko opposition bi ubbil La Tribune Habib Niang njiital mas mouvement ànd suqali Sénégal Habib Niang yéenekaay bii di La Tribune nee nañu ma nga woon ca Touba la ko fa yóbbu woon moom mi jiite bureau cadastre bu Guédiawaye moo di ay meeting de ralliement yu mu fa doon teewee ak i lijaasa yu mu doon jébbal ay jigéen ñu doon tàggat ca Touba am na fayit lu mat téeméeri doomi aadama yu ñu baaxee ay carnet mutuel de santé moom Habib Niang La Tribune nañu fa la xam le ni opposition amatul ci réew mi aw tur rek a fi nekk waaye opposition bi moom tas na bu yàgg nañu tase ji ci journal li quotidien waxtaane wàllu football coupe d'Afrique bi war a am ca Cameroun atum 2022 yéenekaay bi nee nañu gaynde yu Sénégal yi qualifié nañu ca démb la ñu dem Guinée Bissau dóor ko benn bal ci dara Sadio Mané moo dugal bitub Sénégal bi Vox Populi dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk nañu Sadio Mané déposé na gaynde yi ca coupe d'Afrique Cameroun 2022 record yéenekaay nañu neexul ba neexul waaye Sadio Mané moo ay ci waa Guinée Bissau fu mu dajeek ñoom rek defal leen bagage wan na leen boppam keroog ca kees wan na leen boppam it démb ca seenum réew stade yéenekaay xëy ñu ko wan moom Sadio Mané ci xëtamu njëkk ba noppi bindal ñu ne ticket bi njëkk bi jëm ci coupe d'Afrique Cameroun 2022 Sadio Mané joxe na ko yàlla sunu borom jël na ko champion de lutte ba woon di Balla Gaye 1 sunu lamb xëy nañu ko tàggee xibaar ñu ne mbër ma woon di Balla Gaye 1 faatu na ci juróom-ñaar fukki atam ak benn ci la génnee àdduna. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko ci déglu bi yéen tamit ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias yeneen i xibaar incha allah bu 19h30 jotee lay doon ci kanam tuuti li xew ci biir internet bi ak Mamadou Ndiaye ak mairie bi.